êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk rek sa tur ak sa sant di njëkkee nag sama nuyoo suñu papa Alaaji Papa Dieng nga xam ne référence la jëlale na Sénégal waaye ci Afrique li mu liggéey ci communication ci journalisme fu nu mën a nekk ci àdduna rek papa ñun dañ lay tiitaroo dañ lay ndamoo ndax da nga nekk doomu géwél ba pare nag nga moderne ndax li ma daaneel sànq li nga ne ndax ma wax ko ci wolof walla ma wax ko ci français loolu daf ma daaneel yal na yàlla guddal sa fan di nuyu suma mag di ma conseiller fu mu mën a nekk yàgg ma suivre aussi yàgg suivre sama cursus muy grand Guy Sepène moom it di référence tey ci musique ndax Sénégal kenn dootul wax kilifa yi nga xam ne ñooy décider ci musique bi ba ci autorité yi te consulté wu Guy Sepène ndax da ko liggéey dund ko ak artistes yi yàgg nu taxaw aussi tout le temps rek xelam mi ngi nekk ci ñi nga xam ni amuñu moyen amuñu doole wala seen baat guddul mu leen di représenter ba pare nag di nit ku véridique quoi. donc album bi dañu enregistré 20 titres la ñu nekk di enregistré donc mais bu ñu paree 20 titres yi ñun ñooy xool par rapport ak timing bi ñu am su fekkee temps bi permettre nañu ko ñu génne lépp suñu ko temps bi permettrewul maximum ñu génne 15 titres incha allah. album bi dina génn décembre ci kàttanu yàlla na ko thèmes yi bon c'est des thèmes surprise vraiment bëgguñu ko dévoiler mais daal benn bi nga xam ne dinaa ko ci wax mooy ren album bi jigéen ñi laa ko jagleel parce que léegi Sénégal dafa bëri ay jomañaaw waaw jomañaaw yi dañ fi bëri trop ndax da ngay gis koo xam ne day ñëw fekk jigéen te jigéen dama sentir ne jamono yu mujj yi dañ leen di sonal di leen métital di leen nax da ngay ñëw fekk xale bu ndaw kër yaayam nga mag yi ñëw maanaam nax ko walla nga fekk ko muy jàngi walla muy dem ca marché ba nga ñëw maanaam bëlde ko fexe ba tooñ ko après nag wan ko ginnaaw bu ko defee xale bi day découragé loolu mooy waral ñenn ñi di taxawaalu walla ñu dugg ci lu ñu warul dugg donc jomba ñaaw yi nag laa bëgg a démasquer xam naa ne moom sama gars yi dinañ ma sànni ay xeer mais ren moom benn morceau boobu laa ci maanaam may exclusivité sénégalais yi mooy les gars attention ku ciy naxaate ba décembre moom arrêté parce que dinañ la démasquer mooy jomba ñaaw am na morceau bu tudd jomba ñaaw donc way naa aussi beneen thème ma maye ko muy deuxième titre bi may waxee rek muy man ak woy ma tuddee ko sama seex ndax dama gis ni ko woy dafa fidèle ci man maa ngi naan donnee ko ci ay maam jàngee ko ci ay coono ba mu nekk sama xarit woy merci beaucoup donc waaw ndax nag doomu géwél laa nag wax dëgg yàlla kon ñaari thèmes yooyu na ko sénégalais yi retenir muy jumeau sama diggante ak woy sama seex bi moo ma sagal muy jomba ñaaw donc muy li ma laaj sànq dama dégg mag ñi naan suba ku xamoon li ngay am doo sonn da ngay toog ba suba nga fekki ko man muy disque d'or di platine di diamant yooyu yëpp ci kàttanu yàlla bëgg naa ko waaye nag lépp teg nañ ko ci loxo yàlla sunu borom nañu nekk ci yoon di liggéey rek li mag ñi naan lu jot yomb tant que y a vie et y a santé
y a espoir. di remercier la presse bi yéen ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax amuñu seen fay ndax saa yu ñu leen woowee ñun artistes dañuy tardé mais néanmoins yéen a ngi toog di ñu assister di ñu xaar ba pare nag def liggéey bu set maa ngi leen di remercier bu baax a baax et di nag mujjee sama rak Mame Cheikh man duma gis producteur mais petit frère laay gis sama rak laay gis ndax li ñu boolee deret la ndax boo nee kër Alaaji Maada Seck kër sama tante Aïcha Mbaye ne kër Biram Ñing loolu dafa yàgg boobu ñun sax juddooguñu et ma ñëw nag tey kontaan fekk fi famille bi yëpp donc muy plaisir boo xam ne lu tooy ci sama xol la Mame Cheikh di xale ma yar ko usine ñaari tali mu yàgg bëgg nag ñafe yàgg bëgg góorgóorlu yàgg nangoo liggéey ba yàlla dogal tey mu dem ba dugg nag ci musique mu nekk aussi passion mën naa ni 2007 la ma njëkk a yóbbu Nantes mu metti woon trop boobu mi ngi doog a démarrer ma ne ko maam bàyyil ma déplacé wu man rek fexeel nga dajale ay musiciens parce que boo naree jël groupe bi yëpp yóbbu ko day metti mais man je peux me déplacer nga dajale ay requins ñu dem ma jàpp ci comme ça ñu mën a def événement bu am solo boobu mi ngi door a tàmbali donc depuis 2007 relation bi nag muy suuxat mu koy yàlla di ko suuxat maam di topp relation bi yàgg ma gëm nag yàgg ma tiitaroo fu nekk ndax nit ku nekk tey boo sañoon boo amee sa mag mu nekk ci dara di yëngu ci dara et nga jege ko loolu dafa am solo muy événement yi ñuy def yëpp à chaque fois bu ñu amee événement bu mag su dee Paris maam dina jël billet d'avion wala mu taal otoom ñëw France ñëw Paris fekk ma fa yëkkati alalam jàppale ma ko bu dee Sénégal mu ne ma grand wax ma lan nga soxla ci événement bi ñu dugal ci suñu loxo kon maam bi may gëm liggéey boolewuñu boobu xalaatul woon ne sax dinañ liggéey et jamono di dox nag ba tey mu teg label bu tudd Jéeri Ngoné comme ni ma ko koy waxee chaque jour nee naa ko tey label bi nga koy teg même boo yorul woon xaalis soo ma woowee ne ma grand damay teg label ma ne la wax ma lan nga soxla ma mettre ko à ta disposition ndax yow tu es mon jeune frère sama rakk nga loolu kenn du ko natable rax ci dolli nga bëgg ma di ma damoo di ma sagoo fu ma nekk nga fekk ma fa kon je pense que ni tey li nga def ambition la et que vas-y fonce donc bi yàlla dogalee Bakane dem Europe ci confinement bi dem uti woon ay matériel fekk na boobu presque démarré woon naa sama album bi waroon génn ndax bi ma jógee Prince Art rek laa commencé pour génne suma album ak suma label PDG ma ànd ci ak suma rak Maxtaar ñu ciy liggéey ba jot a defar sax ay morceaux suñu liggéey rek dama koy envoyé Bakane ne ko booy déglul te nga préparé parce que boo ñëwee rek dañuy dugg ñu nekk ci mouvance boobu parce que man liggéey rek laa gëm man gëw ma leneen gëw ma succès gëw ma leneen parce que comme ni ko Ale waxee fi ma jaar moo metti man maa ngi juddoo usine ñaari tali yaroo ginnaaw raay teel a bàyyi sama jàng dem jàngi métier Parcelles Assainies donc mu metti trop ma juddu ci famille boo xam ne nag askanu ngéwél lañu waaye dañoo yàgg am jom yàgg bëgg liggéey donc ma nekk ci yoon woowu et que dama gëm ni nag àdduna lu nit di am rek liggéey moo la koy may moo tax man aw ma dimanche aw ma samedi man bés bu yàlla sàkk damay liggéey loolu moo tax ñu naan Pape Diouf dafa timide Pape Diouf dafa yaru Pape dafa dal parce que aw ma jot damay liggéey rek ci loolu rek laay sax donc bi loolu amee Bakane nag dem Nantes seeti suñu doom jooju Bada daja fa ak Mame Cheikh ñu woo ma téléphone ma kontaan trop ma kontaan lool
mu ne ma mais booy ma ne ko waaw mu ne ma maam Ndeye ñi ngi doon waxtaan mais dafa bëgg ñëw Sénégal liggéey si vraiment nee naa ko ñi ngi préparé suñu album mais nee na bu sañoon moom it sarak la te dafa am ci yow cër bëgg na ñëw jàppale la ci liggéey bi ndax nag rakkam magam nga te màgg na passe ma maam vraiment ñu tooñante ma koy fàttali démb ñuy waxtaan mu ne ma nag grand ñun say rakk lañu te ñëwuñu fii Europe di nelaw te ñun dañ lay tiitaroo foo xam ne sax nekkoo fa et que affaire business bugguma sax mu dox suñu diggante mais man maa am plaisir tey dama am label ma bëgg nag dooree ci yow sa album dama bëgg nga jox ma exclusivité bi ma def ko mais loolu keroog j'étais fier ndax loolu laa doon ñaan yàlla ma ne ko maam mu ne ma waaw ma ne ko loolu bul yeggalee ñëwal am nga loolu bul sax xalaat ndax man samay mbir géej la dafa yaatu rawatina nag yow ngay sama rakk ma yar la kon tey fekk nga ma dugg ci suma production ndax lépp a ngi fi lépp mat na waaye nag tey li laa doon ñaan yéen samay rakk ngeen dem di ma suivre ngeen di gis sama liggéey partout dans le monde ba am yëg-yëgu ñëw nag jàpp ci liggéey bi ndax nit ku nekk loolu ngay ñaan yàlla kon ñëwal bul xalaat dara li nga bëgg am nga ko bu doyul sax man ma jël def ci mu dolli ñu dolli mu nekk nag lu rafet bi loolu amee ma waxtaan ci ak ñi ma ci war a waxtaanal muy suma staff woo Maxtaar suma manager woo Xaadim sama rak ñu waxtaanee ko ñoom ñëpp ñu kontaan ci ñu ne ma mais maam suñu frère la na ñëw bu ñëwee dañ koy ubbil na ñëw toog jël affaire bi parce que nag mérité na ko donc muy loo xamante ni tey loolu laa dese ci musique parce que man amatuma lu may prouver macha allah sant yàlla li ma dese rek mooy sama ay rak ñu àndandoo booloo bokk ndey bokk baay liggéey pour développement wu musique sénégalaise ndax tey Sénégal amatul dara lu ma fiy prouver ci kattanu yàlla donc tey Jéeri Ngoné jël nag affaire bi en main mais bi mu ko jëlee ba tey maam toqiwul sonnul tàyyiwul léeg-léeg sax dama koy gëdd naan ko booy dee ma wax parce que tellement daf ma rus ba nga xam ne su toogee ak man du bëgg a développer il faut mu jaar ci Xaadim wala mu jaar ci Baakan pour mën a waxtaan ak man mais loolu lu baax la parce que respect la ndax nit bu la rusee rek mooy respect am na et di wax nag que ni ñun liggéey rek la ñu gëm ñi ngi préparé album bu am solo album bu mag comme ni ko Baakan waxee ndax ñun suñuy liggéey duñu defantu dañuy liggéey bu sérieux ndax Sénégal ñoo ñuy xaar diaspora ñoo ñuy xaar kon album bi alhamdulilah maa ngi koy wax ci kanamu presse bi ñi ngi ci liggéey bu am solo même bésu tey bi sax mënoon na ñàkk ndax je pense que ni tey boo duggee studio di liggéey li la sénégalais di xaaree mooy li nga liggéey nga pare exposé ko presse bi déglu ko pour consommer ko mën ko relater nag public bi mais xër gu mu am ci man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jéeri Ngoné production ñoo yore exclusivité bi et ñu koy ñaanal nag may sàkku Sénégal ñu ñaanal ko ndax xale la te am na jom xale la aussi et que soxla na ñu soutenir ko ma koy wax ne ko maam bul ragal yàlla dina def sutura ndax fi nga ñëw ci sa mag nga ñëw ci sa xarit nga ñëw ci sa ay mbokk nga ñëw et ñi ngi fi fekk aussi dañ lay ubbil à bras ouverts muy suma manager Maxtaar di sama rak Xaadim ak tout le staff ñoom Jibi Fay ñëpp a ngi fi su ma nee staff bi rek yaatu na ndax léegi loolu la musique laaj musique li mu laaj mooy coalition bokk ndey bokk baay Sofia wax na ko sànq donc ba ci yeneen artistes yi nga xam ne bëgg nañu soit sentir nañu tey liggéey ak Mame Cheikh bu leen am jeune ñëw leen ngeen seet si ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc maa ngi nag gàttal kàddu yi ba incha allahu rabbi
album bi génn ndax xam naa ni Pape Diouf chaque année bu jógee studio dina ne ah sa waay fan lay lan lay def nag lan la war a def waaye nag loolu moom dañ koy fanaanoo et que loolu laajul communication bu bari loolu dëxañu la laaj mi ngi mel ni rek mbër mu war a dem ca làmb ja Alaaji Bakaay yaa ma ko gën a xam communication bi da nga koy gàttal di yeewu 4 heures du matin di entraîner di def 3 séances par jour di teel a tëdd fekk sa bopp denc sa bopp ngir boo génnee say supporter ne ah sa waay kat nelawul donc tey loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu motiver et que ñu ngi ciy liggéey bu am solo donc maa ngi remercier ñi fi teew ñëpp la presse di remercier suma xarit suma doomu ndey muy Iliman Lam tey ci bérébam la ñu defee cocktail bi